asalaamaaleykum mbokk internet yu Thiès Info ñu ngi leen di diwo ci bu baax a baax ku ci nekk di la ziar rek sa tur ak sa sant jaajëfal leen itam ci seen ànd ak ñun fii ci Thiès Info di kaat ak yéen émission bi la di tendance du net tey di mercredi 21 avril 2021 li fi gën a fës nag ñu nar ko waxtaanee tey bokk na ci kii di soxna Aïda Diallo di soxna kii di Cheikh Béthio Thioune dem si yàlla si moom nag ginnaaw bisub 17 avril bi ñu doon màggal niki ay fan yi ñu génn ca 19 avril ba ay taalibeem ziyaare nañ ko indil ko nag xéewal yu baree bari ay millions ay terrain ba ci sax ay or yu baree bari moom jox nañ ko soxna Aïda Diallo daañu ci dellu si ci ni mu gën a yaatoo daañu waxtaanee itam ki nga xamante ne nii moo di Halima Gadji ñu gën koo xam ci Marème Dial te mu nekk ci série boobee di maîtresse d'un homme marié moom nag instant yi coow a ko topp jëmale ci saison 3 bi nga xamante ne nii kenn gisu ko ci loolee waral internet yi di ko laajte moom Marème Dial nag am na tontu bu mu ca indi wax ko ci page Instagram ba mu jur coow lu rëy ci diggante ñoom acteurs yi Marodi TV daañu ci dellu si itam ci ni mu gën a yaatoo daañu dem foofee ca États-Unis ni nga xamante ne nii nag moo di Derek Chauvin nga xamante ne nii moom moo faat kii di George Floyd di noir américain boobee fi mu ne nii reconnaître nañ ko coupable moom mooy meurtrier ki nga xamante ni mooy George Floyd procès bi ñu ngi ko doon amal ni ki dem foofee ca États-Unis daañu ci dikk ci ni mu gën a yaatoo daañu waxtaanee itam mannequin bi di Pape Amadou Ndiaye moom nag chantage ak acte contre nature la doon def contre benn photographe espagnol nga xamante ne ni daf ko doon posé le nu maanaam du sol yére ñoom ñaar nag tribunal la ñu mujjee li ci am lépp dinañ leen ko indil ci biir bu baax bi daanu daañu waxtaanee itam li nga xamante ne ni mooy benn dépôt matériel médical fii ci diwaanu Thiès gaay boobooy nag benn ado bu am 17 ans la ñu wax moom moo ko cambriolé bëccëgu ndar kàmb lépp lu ci tukkee itam daañu leen ko indil daañu dem itam foofee ca diwaanu Pout jëmale ci coowal ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndiaye nga xamante ni moom dañu ko faatoon foofee ca Kër Matar fekk ko ci benn fosse moom nag jamono ji ki nga xamante ni nii nag mooy Ndeye Ndiaye moomee enquête am jëmale ci ak Fatam fi mu ne nii am na ay éléments yu bees yu ci ñëwaat lépp daañu ci dikk ak yéen mbokk internet yi daañu waxtaanee itam mbirum faux médicament bi ñu jàpp foofee ca Patte d'Oie dossier bi nag jamono ji ki nga xamante ni mooy juge Mamadou Seck nga xamante ni moo yoroon mbirum coowal Sonko ak Adji Sarr moom lañ ko dénk jamono ji kon mbokk internet yi di ci gën a fas loole la nes kis rek bàkk bi daanu ma dikk ak yéen ci faram-fàcce gi. dalalaat leen ak jàmm mbokk internet yi émission bi la di tendance du net di leen wax rek comme ni ma ko safoo di defee ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bu Thiès Info waaye itam bu leen fàtte activer benn yoon seen cloche de notification su ko defee vidéo bu dugg ngeen mën koo jot en temps réel ni ma leen ko doon junjee ci bopp xibaar yi ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo di soxnaas ndem si yàlla si Cheikh Béthio Thioune ginnaaw nag 17 avril di bés boobee mu doon dajeek Cheikh bi sëñ Saliou Mbacké ñu ko doon màggal ñaari fan yañ ca teg muy ziyaarub 19 avril bi moom nag ay taalibeem daal nañ koy teral teranga gu rëy moom soxna Aïda Diallo lu toll ci 10 millions de francs CFA la ko kii di soxna Batoor jox ak benn million bu jëm ci tawasul benn terrain bu jar 25 millions ak parure en or ak 17 gâteaux yoo xamante ne ni ay cofeel la bokk na ci teranga yam ko jox itam ay vaisselle yu marque ay dàll waaye itam ay basin yu riche moom soxna Aïda Diallo yamul ci loolee jox na itam benn adieu 82 millions de francs CFA ak terrain 5814 mètres carrés ci ay taalibeem groupe bi tamit di engagement ak détermination jox nañ ko ay basin jasner ak i brodé waaye 5 millions de francs CFA liquide ak benn million boo xamante ni mi ngi jëm ci tawasul mu nekk nag tamit daayira Daaru Salaam Matlabul Fawzeyni ba nekk ca bitim réew lu toll ci 80 millions de francs CFA la jël jébbal ko ki nga xamante ni moo di soxna Aïda Diallo jëmale ci tawasul mu nekk kon ay bernde ak i teranga yoo xamante ne ni moom soxna Aïda Diallo ay taalibeem ziyaare nañ ko. kii di Halima Gadji ñu gën koo xam ci turu Marème Dial jamono ji nag moom moo nekk au cœur d'une polémique ci réseaux sociaux yi li ko waral nag mooy saison 3 maîtresse d'un homme marié bi nga xamante ni moo ci nekkoon actrice principale ginnaaw bi mu génnee kenn gisu ko ci loolee nag jaaxal internet yi ku nekk di ko laajte moom Marème Dial ci la bindee ci page Instagram am ni li nga xamante ni nii nag mooy aar bi muy dund su fekkee daf cee nekk te mënul ci fay ay loyers ak li nga xamante ne moo di soxlaam kon amatul benn sens muy nekk star
ci loolee nag mu ni dëgg la sax métier bi daf ko def par passion waaye itam bëgg na rek am ci koppar gu nga xamante ne ni ci lay fajee ay soxlaam. ci loolee nag ki nga xamante ni moo di Pa Omar Diop nekk Marodi tontu na ci moom tamit daal di bind ku xamul rek li la fal li la fool li day yomb. ci noonu itam nag Marème Dial ay soutien yu bari jug nañ jëmale ci moom ay moroomu artistam ku ci mel ni Souleymane Julo ñoom ñëpp ñu ngi bind ci seeni ay page Instagram ngir dénoncer li nga xamante ne moo di cachet yu ndaw yi ñuy fayeeku. kii di Diomansy Camara sax di ancien international moom itam bind na ci page Instagram am wax ni maîtresse d'un homme marié série bi de bu fekkente ne Halima Gadji nekku ci day mel ni rek Barça bu amul Messi cafka ga mu amoon du doonati benn. moom nag Marème Dial jamono ji mu ngi foofee ci Côte d'Ivoire depuis quelque temps foofu la basé wu signé nag ak benn maison de production internationale nekk foofee ambassadrice ci ab benn marque. moom sax Marème Dial moomee mu ngi rek bind di waajal benn rek documentaire ci moom wax ci ni nga xamante ne ni dépression yi nga xamante ne amoon na ko bi mu gënee nekk tout tànk ni mu def ba génn ci. dañuy dem ba foofee ci États-Unis nag niki démb lañ doon amal le procès ki nga xamante ni moo di George Floyd. moom George Floyd nag mooy afro-américain bi ñu fi faatoon ay atam tolloon nag ci ñeent fukk ak juróom. benn policier américain ci vidéo yi nga xamante ni gisoon nañ ko moo jël rek lii di omam tegoon ko ci baatam moom George Floyd fekk mu ngi tëdd ci suuf rek ñu daal di koy mënate woon. noonee nag la def lu toll ci 17 minutes mu tee ko foofu ba noonu la agoniser ba mujjee faatu. vidéo bi choqué woon àdduna bi wërngal këpp. moom nag Derek Chauvin tur boobu lay wuyoo fi mu ne nii condamné nañ ko wax ni moom mooy meurtrier wu George Floyd. verdict bi niki démb lañ ko daaneel. mbégte nag la ci afro américain yi nekk ci Amérique waaye àdduna bi wërngal këpp yëpp daal di ci am kontaan ci moom Derek Chauvin moom itam ñu ngi wax ni nag penam ci ay fan yu néew dinañ ko déterminer waaye boo moyul mën naa tëdd ba 75 ans ci kaso ci meurtre boobee. dañuy waxtaanee mbirum chantage ak acte contre nature jëmale ci benn photographe espagnol. moom nag mi ngi ko sekk ak benn mannequin bu tudd ci turu Pape Amadou Ndiaye moomee nag mannequin la doon posé ngir photographe espagnol boobee ñu xam ne sax ci ay xibaar daf doon posé nu maanaam di photo te du sol yëre ñu koy fay xaalis. ñoom ñaar nag dañoo mujjee dem ba sekk bi ñu sekkee sëy ñoom ñaar ñooñee di photographe espagnol bi ak mannequin boobee di Pape Amadou Ndiaye. moom Pape Amadou dafa doon filmer mannequin bi ci seen sekk guñ doon sekk te yéegu ko ci naka noonee nag mu jël vidéo yi di ko envoyé di ko ci chantage ngir mu jox ko xaalis. tubaab bi mujjee porter plainte ñoom ñaar ñu mujjee tribunal seenub àtte nag tribunal bi daf ko mujjee renvoyé en délibéré. fii ci diwaanu Thiès kaay mbokk internet yi benn cambriolage moo amoon ca benn dépôt matériel médical ñuy wax ne nag benn tout tànk ay atam toll ci fukk ak juróom-ñaar sax moom moo ko doon def bëccëgu ndar kàmm. yëf yi mi ngi xew ni ki samedi gi ñu génn foofee ca Ngent muy cambriolage boo xamante ne nag ci ab magasin boo xam ni matériel médical ak électronique moom moo fa nekkoon. daanaka la fa newoon yëpp ci ay matériel ak i marchandise ñoom dañu ko yóbbu ñuy wax ne nag moom ndaw li am fukki at ak juróom-ñaar naka mooy cerveau bi ndax moo ko orchestré waaye du moom kese ndax am na yeneen nit yuñ ci tudd ñoom ñu ngi dëkk ci diggante Thiès ak Mbour seeni at nag tollu ci fukk ak juróom-ñaar jàpp ñeent fukk ak juróom. matériel médical boobee nag ak lañ fa sàcc bokk na ci ay caméra ay projectile ak i ordinateur portable yu marque ay manette ak itam ay batterie solaire. ci noonee nag ñi nga xamante ni ñoo di commissariat bu Ngent biñ leen interpellé la ñu jàpp bandu malfaiteurs yi ñoom jugé nañ leen ba déféré leen ci parquet bu Thiès. liñ leen di toppee nag bokk na ci vol de matériel complicité de vol recel ak association de malfaiteurs. lu yees am na ci enquête bi jëmale ci faatu ki nga xamante ni moo di Ndeye Ndiaye ci fàttali mooy tout tànk boobee ñu faatoon foofee ca diwaanu Kër Matar ca Pout te ñu fekk ko ci foosub daaraam booba tey nag enquête bi mu ngi wëy ñaari nit itam tegoon nañ leen ci loxo bokk na ci ki nga xamante ni mooy responsable daara ba ak maître coranique bi ñoom ñaar nag ñuy xamle ci ay xibaar fi mu ne nii dañ leen a déféré donte dañ leen a njëkkoon ci jëlbeen ka téye leen loxo rek ngir ay besoin de l'enquête jamono ji ñoom ñaar
déféré nañ leen. leneen itam mooy police dafa doon xaar li nga xamante ne nii mooy autopsie tout tànk boobee di Ndeye Ndiaye génn ndax ñoom waxoon nañ ni am na ñaari piste yu amoon ñu confronté ko ba xam ndax li ñu xalaat ak li génne ci autopsie bi dëgg la. jamono ji nag jàpp leen ni ñaar ñooñee ma leen wax muy responsable daara bi ak maître coranique bi ñoom dañ leen a déféré ndax nag takkee nañ ci mbir mi am déet fi mu ne nii loolee des nañoo xaar enquête police bi xamal ñu ko. ñu wax mbokk internet yi jëmale ci li nga xamante ne mooy saisie de faux médicaments bi fi am te jur fi coow fan yi yëpp foofee ca diwaanu Padois te nga xamante ne ni ay chinois lañ ci mettre en cause boobu le dossier nag jamono ji ki nga xamante ne ni mooy juge 8e cabinet bi di Mamadou Seck nga xam ni moom sax moo njëkkoon a yor dossier viol ak menace de mort jëm ci Ousmane Sonko ak Adji Sarr jamono ji moom moo nar a gérer boobu le dossier jëm ci médicaments non autorisés yi nga xamante ne ni kii di jëriñ ji ñu dénk wàllum wér gu yaram sa Abdoulaye Diouf Sarr àdduna ci wax ni nag képp ku ci takkee wala nga laalee ci rek yoon du la ko baal ndax dinañ jël mesure ya ca war yëpp kii nag di maître El Hadji Diouf moom itam doon na def conférence de presse moom mi nga xamante ni moo leen di layool àddu ci mbir yooyee li ci am ba des daal mooy ñi nga xamante ne ni mooy chinois yooyee ñu ci tuumal jamono ji ñu ngi ci cave palais de justice bu Dakaaru te fileek ay fan wala ay waxtu yu néew daañu janook ki nga xamante ni moom mooy juge boobee di Mamadou Seck. dañ koy jeexalee ak xibaaru tàggat yaram mbokk internet yi jëmale ci coowale super league bi nag yéen a ngi dégg fan yi yëpp coow yi ci tukkee mu indi ab waxtaan bu rëy ci monde football bi nga xamante ni ay club ñoo jugoon bëgg a teg super league boobee nga xamante ni rek daanaka day mel ni concurrent la ci lii nekk ligue des champions bi nga xamante ni moo fi nekk depuis lors te regroupé daanaka club européen yëpp am sax ay consultants yuy wax rek ni loolee moom danger la bu fekkente ni coupe du monde Afrique dafa nar a am suñu ay internationaux nga xamante ni ñoo ngi évoluer ci club yooyu ñu ci mel ni Sadio Mané wala Salah il se pourrait que ñu am coupe du monde boo xamante ni ñoom duñ ci jouer te loolu du lu baax pour suñu football ñoom club yooyu nag am na ñu ci ànd am ñu ci àndul woon moom Sadio Mané clubam bi di Liverpool sax ci njëlbeen ga ci la bokkoon waaye jamono ji ñi nga xamante ni ni instance bi di FIFA nga xamante ni mooy diriger football africaine daf leen rek menacé ci ñenn ñi moo tax ñu reculer mu mel ni super league boobu dafa mujjee nag avorté donte nag ci njëlbeen ki juróon na coow lu bëree bëri am na joueur yu nga xamante ni ànduñu ci Sadio Mané moom international sénégalais bi ci la bokk ci page Instagram am mi ngi bind di bëgguñu ko te ànduñu ci loolee du super league boobee kon jàpp leen ni daanaka rek moom super league boobee morne la ndax projet bi dafa mujjee avorté kon mbokk internet yi fii la ñuy yem ak yéen tey seen émission bi les tendances du net jaajëfal leen bu baax a baax di leen wax itam bu leen fàtte abonné wu ci chaîne YouTube Thiès Info jox leen dig daje incha allah beneen mercredi ci beneen émission tendance du net jërë ngeen jëf